waaw Cheikh Raoul ñu ngi lay gërëm di nuyu équipe bi nga àndal di wax ne di mbas mi dikkee monsieur le maire def na ci ay jéego yu bare lii mu ci def jéego yu bari xelam mi ngi doon nekk ci classe parce que boobu temps xamuñu exactement lan la mais bi yàlla defee monsieur le président de la république décidé ne le 2 juin dinañu reprendre ci la ñu instruire ne nañu xalaat ci reprise wu école yi donc ci loolu mairie am na lu bari sax lu mu engagé parce que boo nee école di commune bi boo nee école di population bi mairie monsieur le maire instruire nañu ñu doxal programme pour wut li ñuy jàppale élèves yi 2 millions commande nañ ko ci masque suba lañ koy réceptionner tous les masques tous les masques ba ñu fa jógee commande nañu du savon 1 million gel pour école yi 900 000 bokk na ak gis nga ni ngeen gis ni am na ay lave-mains yu ñu jënd parce que gis nañ ne 2 fukki école ak 2 mooy école élémentaire yi am na 2 CM ak benn lycée bu nañ ko jox ay lave-mains jox ko gel jox ko madar ak lépp ba mu mat parce que dañuy jàpp ne mais doonte sa classe d'examen yi ñooy ubbi mais dañ leen li nga xam dañuy jox lu bari loo xam ne li dina leen ma yóbbu pour ay weer donc monsieur le maire xalaat na ci loolu bu baax a baax teg wax école wax population ndax bi li dikkee monsieur le maire xalaat na ci bu baax mais comme am na itam ay xarit yu baax xarit yu bari ñu bari jàppale nañ ko ci mbas mi am na ay xarit yi ko may 20 tonnes de riz jàppale nañ ci bari am na ay xaritam ki ñuy wax le directeur de la M3 may na ko ay bagages yu bari ñu ngi foofu bii le directeur du FERA Dakar moo ko may bagages yi itam ay lave-mains ay cotol gel mada lu bëree bëri terul moom itam ci boppam ci wàllu boppam bi mbas mi dikkee génne na 1 million ci saa si ni jeunes yi jënd leen jox population bi ñii ñoo defoon programme bi un week-end jënd ci 1 million doon jënd ci gel savon ak saabu ak yu bëri dem ci village yi jëm ci église yi jëm ci paroisse ci jàkk yi ak jumaay jox nit ñi sensibiliser wax leen di ñu war a jël di sensibilisation bi xam nga boobu tamit ngi doog a bees donc un week-end donc 2 jours ñu wër ko ba daj mais bi mu xamee ne itam am na population bu xaw sonn bokk fii te xaw a feebar mu daal di yëkkati 4 tonnes ceeb may leen d'office en attendant nguur gi réagir noonu mu jëlaat itam 50 bidons diwlin mayaat leen ko noonu itam mu jëlaat beneen tonne ceeb ni ko bon wër leen ci rek ko xaw a sonn rek ngeen jox les personnes nécessiteuses ba loolu amee itam mu gis ni population bi itam mbas mi ngi leen di sonn ñu ngi koy dégg fa nekk heureusement yàlla defal nañu sutura àggagul fii fan mais yàlla def ba mu dugg fii mukk mais terewul mu engagé 1 million 100 000 ci wàllu masque jox ko population bi ak poste de santé yi ñu ne loolu am na solo mais bi nguur gi décidé ni damay jàppale les familles boursières ak ñi ñu ciblé mais ne man de dina jël ci sama budget jàppale sama population itam ndax population bi yaatu na ñëpp vulnérable nañu mais mënuñu jël mu ne donc faw muy jël ci sama budget li nga xam ne dinaa ci jàppale sama population bi noonu moo engagé 17 millions 500 000 dina nekk ay 58 tonnes et demi ci ceeb jëlaat 5 millions engagé nag pour jënd diwlin kese pour population bi ak yeneen 12 millions nga xam ne da koy jël directement pour jënd ceeb donc pour renforcer quota ceeb bi pour wax ni fu waay nekk lu bon bëgg na loxoom àgg ba ci foofu commandé na itam ay thermoflash pour école yi ñu ngi fi accès nañ bu yàgg donc loolu nekk na lu am solo loo xam ne lii dañu jàpp ne vraiment liggéeyam moom mu ngi koy defee bu baax a baax nit nag mënul mel ne suñu borom même suñu borom sax bu defee dañ koy waxantuma nag dit simple kon moom ñu ngi koy gërëm en tout cas gis nañ taxawaayam gis nañu li muy liggéey te yaakaar nañ ne li mu def lu gën ci nit ñi moo tax ñu ngi xaar ni ko ñu ngi dajale lépp teg ko quelque part en attendant bu doole état bi jaalee ba pare ñu toppaat ci njaboot gi des ñu joxaat leen li nga xam ne moom la mairie bi leen jàppale ci mbas mi leen donc nekk na lu am solo en tout cas mi ngi gërëm surtout ay xaritam ñi nga xam ne
malgré seeni charge vraiment bàyyi nañ ko xel te may nañ ko xel donc loolu vraiment nekk la lu am solo ci ndimbal boo xam ne bi dikk na fi ñu gis ko ñu rafetlu ko ñu gërëm leen ci loolu itam. ñu ngi ñaan itam entreprise yi nekk ci commune bi ñu ngi fii ñu ngi am xéewal fii ñu ngi xaar itam seen ndimbal ci mbas mi bu ko defee ñu jébal ko rek population ndax population kese moo ñu tax a jóg. kon vraiment loolu lay laa amoon li ma ci sànni di gërëm ñëpp di sant ñëpp bu baax a baax a baax merci. waaw jërëjëf Cheikh boobu laaj dañ ciy sawar a tontu ndax ku xam ndawi Fandène seenu takku ak seenu taxaw ak seen kilifa kon bu fekkee xale yi dañuy jàngi te xale yi di suñuy xale ñun ñooy xale yi sax ndax ñay jàngi suñuy doom lañ suñuy rakk dañu fas yéene lépp luy matuwaay lépp luy jumtukaay ñu jël ko benn ci seetal école yi seetal nag du caagi nag ratu rek ndax seetal dafa bëri ay façon da nga koy commencé ci kër ñëw fas nañ yéene lépp luy taq-taq ñu dindi ko ci école yi commencé nañ gis nga ko bureau yaa ngi doon ak yeneen ak yeneen waa service des jeunes ànd nañu ci école yi pour ñu pomper école yi ndax comme boobaak léegi xaw naa am ay fan il faut que ñu pomper li ci nekk lépp ñu mën a xool naka la ñuy commencé bu ñu jógee ci loolu wax dëgg yàlla ku xam maire xam ni dafa bëgg aw askanam moom ñëpp la bëgg waaye nag dafa bëgg aw askanam Fandène bépp jumtukaay boo xam ni ndax it boo dégloo enseignants yi am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla nee nañ état bi li ñu warloo ak ñoom bu ñu ko deful dinañ génnaat wax leneen donte am na àndagul nañ ci waaye fii ci commune Fandène de gëm naa ni bu ñu commencé royuwaay la ñu nekk ndax bépp matuwaay maire bi jël na ko te incha allah balaa la de daañu ko jébbal ñi ko war a yor ñu jox leen ko pour ñu préparer ci école bi. waaw xam nga xeex bi dañ koy njëkk jël dañ koy jël def ko suñu xeex bopp ndax maire bi dafa am lu kilifa gu mag gi def muy le président wàcce ko ci ministre yi wàcce ko ci maire yi kon ñun ñi nekk ay conseillers ci dëkk yi ñun nag lu boni war nañoo def effort won ko suñu waa dëkk ni ko kilifa yi def nañu waaye ñun it li ñu tollool daañu ko def boo ñëwee Kër Massamba Gueye avant kenn wax waxe masque Abdou Aziz Gueye dem na ci ab tailleur mu ñëw ay masque yu bëri mu séddale ko waa dëkkam jënd ab ceeb 200 masques jënd ab ceeb jox leen ci ndimbal gi sëfëri mu woo leen ku ci nekk mu am lu mu la dimbalee kon kooku xaarul état mais day jàppale état dundewul état waaye day dundal état kon wax dëgg yàlla ndeyu Fandène takku nañ taxaw pour jàppale état bi ci lii te du jàppale état jàppale sa bopp la ndax bala nga ne naam da nga fay nekk il faut que mbas mi jóge fi ku ci nekk door a dellu ci la nga nekkoon wax dëgg yàlla ndeyu Fandène pare nañ pour accompagner le maire ci lépp lu nga xam ni préparé na ko. mais également ngay liggéey commission des sports am na ñeneen ci boor bu am ndax li nga sukkandiku ci ASC bi waaw loolu ñu ngi ciy waxtaan ndax xam nga daje bi moom yëmbul ndax li ñuy wax moo tax waaye ñu ngi waxtaan ak président yi ñu bañ a football amul rek ñu bañ rey ASC yi déedéet il faut que ñuy xool naka la ñuy def ba ASC yi dund mais au lieu de dem di football yi loolu dañ koy tourné waat beneen façon xeexa ko mbas mi ndax lii jóge fi loolu ñu ngi ci waxtaan ak président zone yi ak président ASC yi gëm naa ni fan yi néew daañu la woo yow nga ñëw ñu tënk li ñu waxtaane pour jëmmal ko. mais également di nga am ndaw yoo xam ne yéen leen tànn ñuy dem ci buntu école yi wan xale yi nan la ñuy jëfandikoo bagages yi. waaw loolu ñu ngi ciy waxtaan xam naa ni incha allah fii ak suba yow mii bokk nga ci ñi nga xam ne yooyu suñu kilifa nga ndax it Cheikh Raoul ginnaaw bi ñu la santee dañ lay wax ni yow da ngaa dëkk Fandène nit nag du ragal féete yow Sénégal yëpp nga moom Sénégal yëpp ñoo lay déglu rajo bi ñëpp la waaye nag da ngaa féetewoo Fandène kon yow mi bokk nga ci ndaw ñooñu nga xam ni dañu dem ci école yi pour wax nit ñi naka la ñuy jëfandikoo jumtukaay yi kon loolu suñu xel ñu ngi waaye yow mi na la wóor ni yow bokk nga ci waaw li ma ci dolli rek mooy dañ leen di sant bu baax di sant équipe maire bi yëpp di wax ne fan yi ci ginnaaw
ñi ngi déglu ci rajo yi waaye loolu du tontu ñun duñ tontu kenn ndax amuñu jotug tontu kenn fi mu ne benn tontu la ñu am muy tontu xeex bi na fi jóge Augustin Tine bi mu toogee li mu njëkk a def mooy 40 villages ñoo nekk Fandène dëkk bu ci nekk am nga jàkka ak jumaa ju nekk may la ñaar fukki junni jàkka ja mu may la fukki junni bu ñu déggee alaaji mooy ku dem màkk ba ñëw bu ñu ko déggee ci commune Fandène ci politique ci Augustin la fii may wax ak yéen ñi ngi toll ci ñaar fukki imaam yoo xam ne yóbbu na leen màkk kon kooku mi ngi dundal diine waaye xeexul diine mi ngi dundal diine waaye xeexul diine kon bu ñu wax ci daara yi moom nag dafa mënul wax dafa mënul def di wax ñu baal ma da koy def ci suuf ndax loolu fayug yàlla la ci xaar waaye xaar ju fayug doomu aadama daara yi nekk Fandène bi mbas mi commencé ñoom la njëkk a xalaat jël na seeni ndimbal jox leen ba pare continuer di leen accompagner kon ñun demuñu ci rajo naan ñi ngi dimbali daara wala takkuñu ay rajo di ñaan ndimbal pour jox daara may wax ni dégg nañ ak kilifa mu ni Augustin na jàppale daara yi nay dugal ci loxoom ci xeex ci daara yi Augustin ba mu ci dugalee loxoom yàgg na loolu du loo xam ne dañuy toog di ko wax ñooñu di wax naan Fandène ñoo am genn wàll gi ci daara yi loolu wax dëgg yàlla xaw naa doy waar ndax Fandène ñun xam nañ ko fi lañ dëkk Augustin lim ci def du ñu toog di ko wax nit nag xar ma dafa judd yaay ja ko doon nàmpal amatul soow mu ko nàmpal mu dem ci bëyoo di nàmp ba ami béjjén jug di mbëkkaate mag ñi woo ko ci ruq yedd ko ni ko yow mii est-ce que sa baay xar la woon est-ce que sa yaay la nàmpal xar la woon kon loolu dafa am lu muy firi junj nag doy na boroom xel Augustin du tontu kenn du xas kenn waaye diina ji li mu ci def ma sàmba def ko ma dem ba defu ko sëriñ Abdul Aziz Alamine yàlla na yàlla yokk leeram Augustin at àndul ak imaam yi Fandène yépp egg toog kanamam waxtaan ak moom dénk ndéng mu ay kaddu ñaanalante ak moom Iran Ndao mi ku ne xam na ni dëgg rek ko yàq toog naa mu ne Augustin ba mu nekkul dara la daan ñëw sama daara ji di ci def loxoom kon bu nekkee dara waxatuñ ko kon nag wax dëgg yàlla waxu daara bu ñu jaxase xelu nit ñi bu ñu wax nit ñi loo xam ne nekkul vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ko ñaanal lépp lu mu man yàlla na ko gën a yokk li muy liggéey ñun kontaan nañ ci parce que day def te du wax kon jërë ngeen jëf. ginnaaw formation bi ngeen defoon ci xeex bi gis nañu ngeen dugal ci seen loxo mooy defaral seen bopp ci seen loxo borom bi def saa mu jëbbal ko maire bi ngir jàppale ko ci waaw Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu suma naataango yi Mame Gor Sylla di responsable jeune au niveau commune Fandène ak Abdou Aziz mi conseiller fii di nuyu suñu maire monsieur le maire Augustin Tine di ko gërëm di ko sant bu baax a baax ndax ni mu jàppee mairie Fandène commune Fandène ndaxte tey jii Mame Gor wax na ko du yoon lañuy wax du adduction d'eau ndox mooy branchement yi te du courant Augustin ci boppam jàpp na commune bi ñaar loxo liggéey na ko bu baax a baax te ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm ndox bu ñu waxee ne ndox ñàkk na du ci caagee ni Augustin ndax li ci war yëpp def na ko suñu sous-sol bii moo amatul ndox te ñun zone forage la ndox mi ñëw li ci xaw a tan mooy li jóge SDE te SDE dafa tasagul Fandène waaye mu ngi ci kawam di la wax ne monsieur le maire di Augustin bàyyiwul jigéen ñi ci gennaaw jàpp na leen bu baax a baax jàppale nañu bu baax a baax ndaxte monsieur le ministre bi mu yéegee bu mu nekkee maire Fandène ci la yëkkati 6 millions mu jox ko jigéen ñi teg ko suñu loxo pour suñu formation ak suñuy activité bi ñu ko jotee commencé nañu formation ñu commencé par eau de javel bii ngay gis fi mu nekk nii 1000 bouteilles valeur 300 000 jigéen ñi ñoo ko defar pour ñu jox ko monsieur le maire pour mu mën ko wasaare ci biir école yi dispensaires yi pour fagaru ci lii daan suñu kaw di mbas mi buñ ci jógee defar nañu ay saabu médicinal mooy saabu bi nga xam ne dañ koo boole ak xob yi ak yooyu nga xam ne day faj bu baax a baax beneen saabu bi nga xam ne pour raxasu la
ñu ngi ko doon waaj a def formation bi juste Covid bi daan te gis ngeen bi Covid bi ñëwee dañoo tere regroupement loolu mooy li ma xaw a nekk sama njàkkare tey ndaxte bu fekkoon ne defaroon naa ko nii ma joxe eau de javel bi noonu lay saabu bi di noonu laa koy joxe te kon monsieur le maire tey du eau de javel te du saabu pour raxasu yëpp jigéen ñi dañ ko jox ndaxte moo ko liggéey moo ñu jàngal napp nañu il faut ñu may ko ci jën bi waaw loolu la ñu def ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax fu mu nekk nii jigéen ñi ci seen wàllu bopp takku nañu continuer di defar eau de javel pour may ko monsieur le maire ndaxte vraiment def na investissement ci ñun il faut que ñu dellu bu baax a baax ñu ngi waajal formation saabu bi parce que laaj naa ko waa développement communautaire ñoom ñu ñuy jàppale puisque léegi ubbi nañu maye nañu regroupement te xam ngeen commune Fandène am na 60 groupement man may présidente union bi dinañu seet naka lañuy tànnee quelques personnes ñu gaaw ñëw def formation ci saabu bi pour ñu mën di ko liggéey di ko jox suñu mairie ak monsieur le maire muy jàppale école yi ak dispensaires yi ak dëkk yi itam parce que raxasu bi fagaru bi du ci biir école yi rek waaye ci biir kër yi la itam ndaxte boo demee ci biir kër bu fekkee ne amuñu saabu bi ñuy raxasoo ak eau de javel ak gel bi aussi même bu ñu ko defee école bu ñu dellu saa ci kër gi dañ fay fekk aussi sobe bi te laajte na foofu am itam moo tax ñun duñu noppi saa yu amee bu ñu ko mënee rek dinañu defar ñu jox ko monsieur le maire.